jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru maraxi ponk yi ci gën a fës ñuy waajal nag njàng mi dooraat ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin mu mel ni nag matuwaay yu bari jël nañu ko bokk na ca njëwriñ di ñu dénk formation professionnelle moom nag lu soxal na muy doxalee jébbal na ko ministère bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram muy feuille de route ba bu weesoo loolu nag moom jëwriñ ji di Dame Diop ma ngay sàkku rek ci acteurs yi ñu def seen kéemtalaay kattan ba dugal seen loxo ci yëf yi ndax lépp yemb lu soxal loole nag ñu gis ni waa G7 ñoom meex nañu ndax la ñu jàpp rek mooy kilifa yi nas nañu la ñu nas ba noppi te kenn dugalu leen ci loole nag ñu jàpp ni gàllankoor mën naa am ëllëg waaye lu amit ñoom nañ leen ci ne kàccat nag loolee mooy seen wax di ngeen dégg ci biir xibaar yi Abdou Fati beneen ponk ci biir xibaar yi avocat yu Lamine Diack nag ku ci mel ni maître Simon Ndiaye ak maître William Bourdon ñoom la ñu bëgg rek mooy seenu client daal nanu ko bàyyi nag na mu gën a jekkee fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre daanu xam rek nu wànnent di mu jékki gëtëm ndax ci la kon acte bi fas yéene daanu avocat yooyu ba tey daa ngeen dégg kenn ca ñoom maître Simon Ndiaye ne ñoom la ñuy sàkku nag wax nañu ko léegi mooy seen client boobu nanu ko daal di bàyyi. Aïda Mbodj député bi dana dem fa mbaxane doone benn kalaame alaxam ndax nag ay menaces la daal di jot maanaam dana ko xoxatal jaare ko nag ci téléphone te loolee du ko seetaan benn yoon ni ngeen ko déggee démb ci suñuy antenne mu ci yëkkati ay kàddu moom Aïda Mbodj moomu la muy naqarlu nag bokk na ci question d'actualité yi nga xamante ni waxuñu ko benn yoon ci pencum ndawi réew mi lu soxal loolu assemblée nationale professeur Mbaye Thiam moom xamee ci wàllu histoire moom la mu wax rek mooy assemblée nationale nag war nañu def seen kéemtalaay kàttan yëkkati ponk yu am solo yi mu yemook jamono waaye nag keneen moom ma ngay wax ci lu ni mel muy Alioune Badara Diouf moom député la bu fare ci majorité bi la mu wax mooy assemblée nationale ma ngay def liggéeyam na mu waree mbokki ponk yaa ngi ni ne si tuut ñu yaatal. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon nag kon ña ngay waaj rek di ubbiwaat buntu daara yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin gannaaw nag ñaari weer ak lu topp loo xamante ni ñu ngi ko ne woon ràpp tëj ndax jàngoroy mbas mi mu mel ni matuwaay yu bari nag jël nañu ko fële ca njëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk formation professionnelle nag jébbal nañu seen feuille de route ministère bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram muy wane ni kon jël nañu la ñu war a jël yépp ci matuwaay jëwriñ ji di Dame Diop nag la muy sàkku ci acteurs yi mooy ñu def seen kéemtalaay kàttan dugal seen loxo ci xeex bi Mame Biram Diouf lañ ciy àndal. taxawaay bi wane rek dëggu gouvernement bi ngir ñu sauver année scolaire bi waaye mu laaj ay matukaay ci mbirum wér-gu-yaram rawatina ak jamonoy mbas bi ngir kon reprise bi am ci classe d'examen yi ci enseignement général ak formation professionnelle ñu mun kaa matal bu baax waxtaani kon yaataloon nañ ko ministre bi di koy xamle ba tax kon ñu taxawal 25 juin ngir kon dooraat njàng mi. incha allah alxamis ñaar fukki fan ak juróom bii ñu jëm mooy alxamis su tey bi bu dellusee ndongo yi nga xam ni ñi ngi ci CM2 ak ñi nga xam ni ñi ngi ci 3e di def brevet ak ñi nga xam ni ñi ngi ci terminal di def baccalauréat ak ñi nga xam ni ñi ngi ci formation professionnelle et technique dinañ dellu ci daara yi ñu jàpp itam que ne bépp examen ci yooyu ma wax nii dina door ñaar fukki fan ci weeru août 2020 incha allah. pour ndongo yi nga xam ni dañu nekk ci classe yi nga xam ni defuñu examen ñu tudde leen classe intermédiaire borom xam-xam yi dinañ saytu xool nan la ñuy xoolee seen jàll ci classe yi nga xam ni moo nekk ci seen kanam proposition yooyu incha allah dinañ ko def ak borom xam-xam yi à partir fii ak le 31 juillet 2020. ci nii ñu taxawal nag calendrier examen yi. entrée en 6e dinañ ko def à partir de 20 août 2020 brevet ñu tuddee ko BFM à partir du 14 septembre fukki fan ak ñeent ci weeru septembre session de remplacement ñi nga xam ni jotuñu woon def brevet boobu ci jamono boobu dinañ mën a def seen examen ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre. ci wàllu baccalauréat bi anticiper philosophie ñu ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru août 2020 baccalauréat technique ñu ngi ko jàpp à partir ci fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 baccalauréat enseignement général dina tàmbalee
à partir du 2 septembre ñaari fan ci weeru septembre 2020 ñi nga xam ni jotuñu woon def baccalauréat ñu tudde ko session de remplacement ñoom ci fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2020 la ñuy def seen examen boobu lépp loo nga xam ne nii mi ngi jëm ci wàllu examen professionnel CAP BEP BT BTS ñi ngi ko jàpp à partir du 3 août ba le 30 septembre 2020. sauver année scolaire bi nag tax na ñu jël yeneen mesure ngir gunge ba tey ndongo yi. bi ci njëkk mooy képp koo xam ne nii ci njàng mi ci xale wala ci njàngalekat am nga doomu jàngoro bi ñu taxaway ay jumtukaay yoo xam ni dinañ la mën a taxawu bu mu ci ay bi ci des mooy xam ngeen ni ñu ngi jëm ci nawet loolu moo tax ñu jël ay matuwaay pour que ndongo yi nga xam ni dañuy nekk ci liñ tuddee ay abri provisoire pour que ñu am ay solution pour que ñu mën a jàngi ci bu mu ci ay. année scolaire atum 2020 2021 nag dinañu ko door ci semaine gu njëkk ci weeru novembre atum 2020 ministre bi yokk ko ci ba tey di woo mbooleem acteurs yi ñu sàmmanteeg la nga xam ni kat ko docteur ñu ngi koy wax ñeel ñu moytu jàngoro ji di mbas mi. nangook ni nga ko waxee Mame Birame Diouf ñaar fukki fan ak juróom lay doon ci weeru juin ñu ngi koy waajal bu baax a baax waaye waa G7 nag ñoom mer nañu ndax neenu la ñu nas ak noot yëpp boole wuñu leen ca te nag booy xool ëllëg jafe-jafe mën naa am ñaanuñu ko waaye nag lu amit nañ leen ci nag kaccet ndax boole wuñu leen ci benn yoon. Abdou Fati moom mooy secrétaire général bu CELSA bokkit ci G7 laaj ak tontu dox na ci diggam ak Boubacar Diassi. ajjuma yu passé dañu xool ministre bi les yeux dans les yeux wax ko ni lii moo tax fondamentalement mënuñu commencé parce que si yóbbu jàngalekat yi ñëpp gis nañ ko si disponibilité matériel bi également ñëpp gis nañ ko si maîtrise pandémie bi dafa am problème léegi nag ñu sàkku woon si moom ni école c'est vrai ñoom ñoo ko yor wante école dañ ko war a pencoo dañ ko war a waxtaanee moo tax ñun G7 pare nañu pour def proposition concrète mu bàyyi ñu dellu dem waxtaan ak sunuy camarades ñëw proposition mais démb ñun ñëpp ñoo si yem conseil des ministres dafa génn ne dañuy reprendre cours yi comme ni mu ko def ba muy tëj classe yi tàgguñu ñu foone woon su koy ubbi peut-être dañuy tàgguñu ubbi ko léegi nag comme ni ñu koy waxee si tubaab nous prenons acte mais également di rappeler ñëpp ni ñun suñu exigence benn rek la parce que ñun ay agent état la mooy dañu war a bàyyi xel environnement bi bàyyi xel abri provisoire yi bàyyi xel école yi bàyyi xel également xale yi war a dem àll bàyyi xel également ñiy feebar dañu war a bàyyi xel également matuwaay yi est-ce que matuwaay yëpp mate na parce que kenn dalaguñu suñu xel dañu si waroon dalal suñu xel ba pare ne yëpp mat na yi am abri provisoire ñii lañ koy defee defuñu kook ñun pencuwuñ kook ñun doon ëllëg nag lu mënti am nag seen problème la ñun waa G7 ñu ngi réunir banqaay yi sëpp a ngi réunir dañ si gën a prononcé wu mais lii nu prenons ak ni li fi am ñoom ñoo ko tëjoon ñoom ñoo ko ubbi ñun dañ def suñu warugar wante également am na loo xam ne moom su sooxee si protocole bi bu ñu kenn xaar pour ñu dugg si classe yi. ca diwaanu Ndar it ñoom ña ngay waajul bu baax a baax kon dooraat njàng moomee doxantu nañu nag ba ci yenn ci daara ya xool rek na yëf ya tëddee ña ko jiite nag ña ngay def seen kéemtalaay kattan jumtukaay yi ñu leen joxoon ngir ñu fegu ci mbas mi jumtukaay yëpp nag ña nga ak ñoom ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ak Habib Seck. ubbi teg l'école gi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi lañ ko jàppaat ci diwaan Ndar géej nag lépp ci ay matukaay jël nañ ko matériel bi nga xamante ni sax dañ ko indi woon ngir ñu ubbi ñaari fan ci weeru juin ba léegi fa mu nekkoon la ne ci école Ndaxte Yàlla directrice bi dañu limal matériel bi mu jot te boobu ba léegi fañ ko tegoon lañ ko teg ngir xaar ubbi teg yi. voilà ñun matériel bi di jotoon yépp mi ngi fi bi nu ko joxee ñu préparé ouverture bi ñu reporté que depuis lors dañ ko dencoon di xaar beneen réouverture am tout est sur place ñoo ngi denc lépp. lu ni mel itam la ñu daal di nemmeeku ca lycée Charles de Gaulle proviseur bi nee na lépp yemb na te matériel bi ñu jotoon amul lenn loo xamante ni manqué na ci. defar nañu nettoyé nañu te jotoon nañu matériel bu jógee ci IA ak bu jógee ci député Aminata Gueye ñun aussi suñu bopp am na lu ñu jëndoon te ñu ngi xaar ministre bi compléter ñu le 2 juin sax bu ñu tijji woon daañu jàng parce que pare woon nañu. ñoom nag seen i kàddu mooy njàng mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi bëgg nañu mu jaar fa mu daan jaar ci classe yi nga xamante ni classe d'examen la yëkkati nañu yeneen i kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy waajuru ndongo yi ak ndongo yi. élèves yi ñoom dañ leen di wax ni leen rek ñu préparer ouverture bi nga xamante ni moom la suñu ministre wax démb ni le 25 la ñuy jàngi ñu jëlaat seen i kaye xoolaat xam ni le 25 jot na ba. parents yi ba mu bëgg dalal seen xel rek en tout cas fii ci lycée Charles de Gaulle ñun dañ ko waajaloon te ñu ngi ci ba tey pour xale bi su ñëwee fii
dañuy koy jël en charge ba nga xam ni dara li nga xam ne xëy na dana leen faqasal mën nañ ko bañ a am parce que distanciation physique bi daañu ko respecté. ubbiteeg l'école gi ci diwaanu Ndar Géej mën nañu jàpp ni ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin lépp yemb na ndaxte kilifa yi nekk ci l'école yi mesures yi nga xamante ni jëloon nañ ko loolee nee nañu dañ koy wéyal te matériel ba nu jotoon itam ba léegi mi ngi ci seen place. ñu jóge Ndar del si fii ci Ndakaaru yegg rek ba ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca COUD di centre des œuvres universitaires bu Dakar ña ko jiite nag ña ngay sàkku ci étudiants yi ñu dellusiwaat ca campus ba jël seen i bagage ñu fa bàyyi woon ba keroog nag kon daara ju kawe jooju di ubbiwaat buntam weeru octobre la kon la ñu fa bàyyi woon nañu ñëw jël ko bu weesoo lool nag lu soxal wàllu mbas mi ñu ne ña nga cey def seen kéemtalaay kàttan ngir xeex ko. Ndeye Astou Sarr moom moo jiite département des cités universitaires ñu teewlu ko ak Cheikh Diop. bi nga xamante ni pandémie bi annoncé wu na suñu autorités yi sant ñu libérer campus yi suñu étudiants yi ba ñuy dem amuñu woon jotu yóbbaale seen bagage yëpp am na ci ñenn ñoo xamante ni dañu dem ci précipitation am ci ñoo xamante ni sax xëy na yaakaaroon nañu ni du yàggee nii moo taxoon amuñu woon temps wu yóbbaale seen bagage yëpp loolu nag ba ñu ko saytoo ba noppi à direction COUD demandé ñu ñun en tant que cité responsable des cités universitaires en collaboration ak suñu étudiants yi nga xam ni ñoom ñooy représenté seeni mandant ñu woo leen invité leen pour que ñu ñëw jël ci seeni bagages yi ñu fi bàyyi woon xëy na daan ko soxla moo tax ñu ñaan leen ñu ñëw. fukki kuréel a ngi nii ñu joxante loxo nag ngir xeex yi ñu nemmee ko jamono ji ci réew mi te muy indi coow bokk na ci yenn dàq yi ñuy seetlu ci këru liggéeykaay te ñu ne teguñu ko ci yoon coowal suuf lit naka noonu mairie yeeg seen pop yorin ak ba ci kër yi nga xamante ne dañu koy toj te teguñu ko ci yoon loole nag mooy seenu xeex tey doy na sax la ñu tuddee seen kuréel googu tey xëy nañu janoo ak taskatu xibaar yi Cheikh Diop ak Amadou Ba ci leeral. lile di fukki organisation yoo xamante ni daal nañuy booloo ngir rek daal di am li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg ci bile jotaay nag waxtaan wu yaa ñu daal di ko fiy jukki. jaabante nañu ba sonn palais gouvernance ministère amul kilifa bu ñu toogalul ci gouvernement bi xam nga fan lañ jëm altine incha allah le 22 juin ku ñëw gàddaay di nga ñu fa fekk 253 maisons yooyu ñu tajoon seeni njaboot ak lim ba nu mu toll dinañu fa tëdd door xiifal boo xam ni du am app fii ak lijjanti wuñu ko mu jeex tàkk benn yoon. ab grève de la faim boo xamante ni daal nañ koy yëglu niki altine bi ñu dëgmal front multilude doy na di ñaalu bu baax a baax doxalinu justice sénégalaise. nga dem yoon fekk fa ay juge ay magistrat ay attekat yoo xam ne atte wuñu ndax yàlla atte wuñu ci turu askanu Sénégal bu yàlla defee nga am dëgg sax ci kanamu yoon ñu ne dëgg bii bu yóbboo nga xam ne naxee mbaay la dëgg bii bu yóbboo nga xam ne encre dong la maanaam këyit dong la dañoo sonn ci loolu. naka noonu itam ñuy artu nguur bu Sénégal ci seeni bëgg-bëgg. amu fi nag camp pénal amu fi rëbës amu fi kaso Kédougou xaw ma kaso Tambacounda président Macky Sall na lijjanti jafe-jafe yii. président Macky Sall bu mu ñu pousser à bout. ñu bëgg ñu redéployer ñu nu mu gën a gaawee ci sunu liggéey fay nu li nga xam te ne moom la ñu ameel ci ay arriérés de salaire. front multilude doy na di xamle rek ne mbooloo moom mooy doole ba tax ñu mànkoo doon wenn say naka noonu itam ñu daal di ci toftal duñu dellu ginnaaw benn yoon tànk li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg sottiwul. Paris la ñu jëm ak procès bu Lamine Diack àtte boobee nag ay awakaam bokk na ci maître Simon Ndiaye ak maître William Bourdon ñoom nag la ñu sàkk rek mooy seenub client nanu ko bàyyi nag na mu gën a gaawe waaye loolu fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre ci la ñu ci xam dara ndax sax ci la àtte bi fas yéene daanu Cheikh Sidou Silla. Maître Simon Ndiaye mu ngi doog a jeexal plaidoirie yi bu mu doon def président bi daal di suspendre audience bi ñu gis nag Lamine Diack mel ni ku kontaan muy waxtaan ak ñetti nit loolu dafay wane ni kontaan na ci plaidoirie yi maître Simon Ndiaye si dëgg-dëgg sax maître Simon Ndiaye indi na ay argument pour weddi tuumal yu ñu doon def Lamine Diack par exemple ci financement élection présidentielle bu 2012 si jàppale bu ñu ne day jàppale doomam ci médaille bu ko Russie jox maître Simon Ndiaye nee na aussi xaalis bu Massata Diack di jox papam képp ku nekk Afrique
africain war nga ko xam ndax ci suñu éducation la bokk. Maître Simon Ndiaye nee na tey Lamine Diack ñu ko doon jaamu démb ñoom ñoo koy xeex tey mu ne nag yaakaar nañ ne dinañ ko bàyyi pour mu mën a am jot di bind mémoire am yi ci la maître William Bourdon jëlee parole bi ne Lamine Diack ñoom avocat yi buñ ko mënul libérer kon dee bi dina ko def parce que Lamine Diack bu demee kaso dee ndax dafa feebar nee na loolu moo tax muy ñaan tribunal ñu bàyyi ko même bu fekkee ni reconnaître na ni Lamine Diack am na erreur yu mu doon def verdict bi nag le 16 septembre la. ma ngoog le 16 septembre lay doon boobeep atte bu fas yéene daanu waaye leneen la ñuy sàkk ñoom avocat yooyu ba tey mooy sax nag topp gi ñu koy topp nañu ko faf ba maître Simon Ndiaye yéey na ci yàbbi ñu teewlu ko ba tey ak Cheikh Sidou Sila. laaj juge bi mu autorisé ko mu mun a voyager parce que dañ ko fi teewoon di naan parce que buñ ko bàyyee kon du fekk procès bi léegi fekk na procès bi jeex na donc amatuñu benn raison pour bañ ko bàyyi bu dem Sénégal gis njabootam gis réewam gis waa dëkk ba nuyu leen jàmmanteeg ñoom. waxoon nañ ko sànq ci ponk xibaar yi député bi nag di Aïda Mbodj dana dem ba mbaxane fa mu doonee benn nag mu daal di kalaame alaxam gannaaw nag woo gi nu ko woo ci téléphone di ko xoqatal loolee mu jàpp ni teguñu ko ci yoon moom député boobu ni ngeen ko gisee démb ci suñu antenne muy yëkkati ay kàddu leneen la mu wax nag bokk na ci assemblée nationale bi nga xamante ne amul benn yoon boo xamante ne ni wax na ko ci li yitteel askan wi jamono ji lu ci mel ni tolluwaay mbas meek nañu ko gérer fii ci réew mi loolu yëpp nag naqarlu na ko ñu des ba tey ci loolu assemblée nationale kon ñi gisee noonu bari na bokk na rek ci professeur Mbaye Thiam moom mi nga xamante ne xamee na ci wàllu taarix ci daara ju kawe ji mu ne nag sax pencum ndawi réew mi wax dëgg neex yàlla gët gi mu war a may gët tolluwaay réew mi rawatina ci mbas mi loolee dafa des gis-gisam nag ute ak bu Alioune Badara Diouf moom député la fare ci majorité bi nee na assemblée nationale mi ngi def liggéeyam na mu waree Alassane Ba Pape Sangone Mbaye ab assemblée bi nga xamante ni yëngatoom des na moom la nemmeeku ci jamonoy mbas bi nga xamante ni moom la ñuy dund. assemblée nationale bii fi nekk moo institution yu bari yu mel ni moom ni ñuy doxee waroon naa mën a gën a baax bokk na ci bi nga xamee ne lii mbas mi dal na ci kaw réew mi. député bi di Alioune Badara Diouf neneen la gisee jàpp na ni assemblée nationale mu ngi def wareefam. assemblée nationale ñëpp xam nañ ne toogul ñu ngi ñëw di liggéey et gis nañu ne aussi assemblée nationale ñoom bokk nañ ci institution yu njëkk a participer ci li ñu naan fonds Covid 19. lu jëm ci ay questions écrites orales actualité nañ ko mën a tuddee yenn ci collègues am yi di ko avancé ci jamono ji moom parlementaire bi yóbbu leen ci bés bi nga xamante ni moom la ñuy examiner li jëm ci loi de ratification professeur bi moom ñaari jàngat la ci am benn bi ci wàllu yoon mu bàyyi ko professeur yi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu woowu waaye beneen question bi jëm na nag ci yorelinu suñu réew. bu fekkee dañuy fexe ba lépp lu ñuy def amu ci lenn lu ñuy nëbb parce que ñoo ci bokk yam war nañoo mën a jël ay matuwaay yoo xam ne ni ko yeneen assemblée nationale ci àddina bi defee te ñu gis ko ñu dajale leen ay député yu bokk ak yu bokkut ak nguur gi poser ay question orale question directe ak nuñ ko mënti kiyee ñu tontu leen su ko defee citoyens yi nga xam ne mbas maa ngi ci seen kaw te ñëpp di ko yëg ñu war a mën a xam. gannaaw ba ñu voté le président de la république loi d'habilitation bi loi d'habilitation boo ko voté rek dafa am beneen loi bu si topp. mooy loi de ratification yooyu yëpp danañu ko débattre n'est-ce pas mu am ay amendement am ay waxtaan n'est-ce pas lii foo leen ko dugal lii bëri na lii ëpp na lii baax na lii nangam na lii nangam donc est-ce que kon soxla nañu tey li ñuy wax question d'actualité yaakaar naa ne soxlawuñu ko nañu waxante dëgg. yeneen laaj yëpp nga xam ne nag dañ ko introduire mu jëm ci yeneen sujet yi nga xam ne bokkul sax ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi daañ ko examiner ni mu waree. mu di xam lépp parlementaire bi bokk na ci sax coowalu licence de pêche yi. jàngoroy mbas mi ak tolluwaay bi bisub tey ji nag yemook rek alxames téeméer ci juróom-benn ci doomu aadama nag ñoo am mbas mi ci lim boobu fukk ak ñett di cas communautaire ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn test yoo xamante ne def nañu ko fukk ak juróom-ñaar kon ñi ngi ci anam yu méttee métti Sénégal nag ba yëfi tàmbalee ba tey lu toll ci juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci cas la ñu wàññi ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn daal di wér juróom-ñaar fukk ak juróom
juróom-benn ñàkk seen bakkan ndax démb rek bu ñu seetloo yemoo woon ak àllarba ñetti nit faatu nañu ci mbas mi. ñu des ba tey ci wàllug wér-gu-yaram wax nag ci mission di kuréel gi nga xamante ni demoon na ca diwaanu Kaolack ngir xooli nag nañu taxawee ngir xeex jàngoro yi mbas mi foofu kuréel googu nag jot a sekk waxtaan ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la ñu ca jiital ku ca mel ni gouverneur ba préfet ba ak région médicale ba ñu gis nag ne ay jéego def nañu ko naam waaye tey la ñuy sàkku ca diwaan ba mooy nañu fexe rek ba yóbbu fa benn réanimateur dañu ci teewlu Adama Diouf moom mooy chef d'équipe bu zone centre ba ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diamé. vraiment li ñu rafetlu Kaolack mooy bi ñu jël disposition yi pour aar frontières yi def poste Saboya Kër Ayib ak Karang disposition lañ fa jël ba tëj Kaolack tëj Fatick boo seetloo mooy région yi gën a yeex am ay cas te cas yi am yëpp ay cas importé la loolu donc mais sinon autorité administrative gouverneur ak préfet sous-préfet saytu nañ loolu tëju loolu ñu ngi koy ñaanal di ci rafetlu te dañ ko nettali. la ca des nag mooy bu ñu amee feebar yi am nañ ay centre de traitement bi am na bu fekkee cas bi garaawul amul solo ndax am nañ 26 yoo xam ne ay cas la ñuy soigné fi mu nekk nii 18 yi ay cas simple la amaguñ cas bu garaaw bu laaj ñu ay respirateur mais nañ ñaan bu mu am ndax loolu manqué na fi respirateur bi amut loolu moo ci li mooy problème bi nga xam moom la centre de référence Kaolack am te centre de référence di hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass dafa am solo ndax mooy référence su Fatick di référence su Kaffrine ba nag war nañ góorgóorlu la ca tegu mooy laboratoire bi ñoom wax nañ ne am nañu ay jafe-jafe dañuy obligé di yóbbu Dakar wala Touba. ñu àddu ci leneen laatu ñuy tëj rek mooy Adja Sy mi nga xamante ne jamono ji nag moom mooy présidente bu conseil d'administration bu Grand Théâtre bu Ndakaaru moom nga xamante ne nag moom mooy Adja Sy tey nee na xam na li nga xamante ni moom moo koy xaar ci liggéey ba mooy fexe rek ba kër googu daal ñu gën ko ràññee ci wàllug panafricaniste lu soxal kon jokkalante leng ba amal nañ ko niki sànq ñu teewlu ko ci micro Cheikh Diop. top départ tey jii restructuration maanaam Grand Théâtre tey dañ ko def EPIC établissement public à caractère industriel et commercial désormais nag mu war a góorgóorlu ba fexe ba lépp lu nga xam ne moo koy dundee moo koy liggéeyal boppam mu nekk liggéey bu rëy a rëy donc tey la loolu door yaakaar naa ne fonctionnement boobu noonu tey la war a mën a commencer ñu ciy woo nag l'administrateur général foog naa dañ ko ci sax fekk monsieur Keyssi Bousso si liggéeyam bu rafet di koy ne rek ñu ngi ci fas yéene ñëw jàppante ak moom ay loxo di yëkkateendoo di doorandoo di tegandoo yaakaar naa ne ci biir synergie la lu rafet mën a génnee ci biir synergie la liggéey bu baax mën a génnee kon nag ñuy tàllal loxo aussi képp ki nga xam ne yaa ngi nekk Grand Théâtre di fi liggéey di tàllal li tamit loxo artistes yi di leen wax ne fii seen kër la di leen wax ne Grand Théâtre dañ ko war a approprier di leen wax ne dina doon li ñu bëgg moom mu doon surtout les hommes de théâtre dikk leen je crois que Keyssi est assez ouvert ñëw leen indi leen seeni proposition yaakaar naa ne daañ ko xool il est temps aussi que ñu génn dem xool li nekk ci biti xool structure similaire yi nga xam ne ñoom la ñu xaw a méngoo liggéey ñu fas yéene jàppante ak ñoom liggéey fexe ba Grand Théâtre daal joyau bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu doon ko ci kattanu yàlla. ma ngoog ci kàddu yooyu la ñuy jeexale mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax Aram Touré bu dee noppi nga ma jébalaat la leen